bu nekk ca Jaareex ga ca Fatick benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. yéeje woon ci àllu Boffa Bayotte ñu ci doon tudd ba jàpp leen kañ ñu ne moo ko jiite di René Capain Bassène ab avocat sàkkuloon ko démb liberté provisoire ñu daal di koy gàntal avocat ba di maître Ciré Clédor Ly ba léegi taxul mu yokkee ba mu toqi ca la mu nekk ma ngay sàkkulaat ki nga xamante ne moo di ab kiliyaanam liberté provisoire lu aju ci koppar yi nga xam ne nguur gi dugal na ko ci wàllu inondation ci programme yi mu teg xam nañu ko léegi toll na ci 506 milliards nañu ko waxee téeméer boo jël ci lañ ca waroon def juróom-benn fukk ak juróom-benn ya def nañu ko ci woowile wàll njiital mouvement zéro inondation gis ne résultat yi mënoon na fee gën a ñoŋ ci gàttal dafa tuuti ñàkkum ndox mu ñu nimiku ci fi nga xam ne moo di quartier Las Palmas bu Guédiawaye askano ñoo ngay bëgg a dee sabab li moo di ndox duñu ko gis bëccëg guddi la robinet yu toq te la muy génne ci ndox na la ko yàlla nëbb boole cee kit facture ndox bu génn bëgg leen a yóbbu sil xafaar mbokki loolee mooy tax ñu xabaar yi danañu ko tàqar ñi bu ñu ca noppee ci la ñuy dalal Georges Déthié Diop ngir xibaar bi ci réew yi mi ngi nii toog Diop lu ciy gën a fës. la cay gën a fës Ndiaye bokk na ci faat gi ñu faatoon Thomas Sankara fanweeri at ak ñett tey lu yees am ci mbir mi juge d'instruction bouclé dossier bi moom li mu bëgg moo di ñu topp ci yoon lu toll ci ñaar fukki nit bokk ca njiitu réew ma woon Blaise Compaoré ak général Gilbert Diendéré deuil national ñetti fan ca Mali tey la door loolee gannaaw double attaque bi amoon talaata gi ñu weesu te lu ëpp ñaar fukki nit ñàkkoon ci seeni bakkan ay civil ak militaire ca Côte d'Ivoire moom tey la campagne électorale ngir élection présidentielle bi fas yéene door na sax bi 0h jotee ay manifesté yu bëri nag ñu nemmeeku ko ci sud ba dëkk ba lu ñu sakku yooyee manifestant moo di Alassane Ouattara bañ a bokk ci jongante gi. mi ngi noonu ginnaaw bi ci réew daañu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ngir mu faram fàcceel ñu xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lu ciy gën a fës. wàllu volleyball danañ ko daal di waxtaanee ndax coow dal na am ci biir fédération bi diggante bi ak yenn ci ay président la ñu bëgg nag moo di ñu daal di amal seen assemblée générale ci nu mu gën a gaawee ndax ñeenti at ngi nii ñu ngi koy xaarandi wàllu basketball itam dañ ko daal di waxtaanee ak di sélectionneur national yore U18 yi ñoom nag fi mu toll nii dañoo tàmmale kon bokk amal ab politique de détection des jeunes ba tax na am nañu benn maanaam daal benn tournoi bi nga xam ne ñu ko organisé ngir fas yéene jël si ñi nga xam ne ñoo ci gën a xarañ boole leen ci biir équipe nationale bu catégorie googule wàllu football itam dañ ko daal di waxtaane ak Moussa Konaté mi nga xam ne jamono gi Dijon ma ngay waxtaan ak équipe am di Amiens ngir fexe kon bokk nu mu ko jëndee mu daal di dellusiwaat ci Ligue 1 bu football bu France. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukkil aslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis ci ndeextal xibaar yi lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg ba ca geek la woon ci àllub Boffa Bayotte ba ca diwaanu Casamance ña ñu cee jàpp ki ñu ne moo sooke yëf yi di René Capain Bassène ay awakam sàkkuloon ko démb liberté provisoire waaye liberté provisoire boobee nga xam ne bëggaloon nañu ko juge bu chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ziguinchor da ko bañ taxul avocat yi ne danañu toqi maître Ciré Clédor Ly fas yéene it jébalewaat beneen demande ngir ab kiliyaanam am liberté provisoire ñu teewlu leerali Lamine Ba. demande de liberté provisoire bi nga xam ne maître Ciré Clédor Ly di avocat René Capain Bassène ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal téye leen ci kaso bi dañ ko mujjee rejeté juge chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ziguinchor nee ne li nga xam ne avocat bi indi na ko ci ay argument ngir René Capain Bassène ak ñi mu àndal ñu am bàyyib ndëggandiku matul ba tax na jamono ji mu jàpp ne dañu des ci biir kaso bi mu génnee démb nag ci audience bi nga xam ne amoon na ko ak juge bi ki nga xam ne nag moo di maître Ciré Clédor Ly jot naa yëkkati ay kaddu ñaawlu ni nga xam ne noonu lañu doxalee li nga xam ne moo di procédure bi rawatina ci pàcc bi nga xam ne moom lañ jagleel l'enquête bi nee na ci wàllu woowee am na ñi nga xam ne waroon nañ leen déglu kenn déglu leen ci ak ñeneen ñi nga xam ne sax ñoom dañ leen wóolu waaye nanguñu wax ci mbir mi lii ko weesu maître Ciré Clédor Ly ne enquête bi nga xam ne police judiciaire amal na ko ki nga xam ne nag moo di juge d'instruction bi jotu koo gestu saytu ko bu baax a baax ngir xool ndax méngoo nag li nga xam ne ay clientam wax nañ ko ci wàllu enquête bi li nga xam ne mën nañ ko jàpp mooy bii mooy ñaareel yoon ñuy rejeté li nga xam ne moo di demande de liberté provisoire maanaam bàyyib ndëggandiku bi nga xam ne kii di maître Ciré Clédor Ly moo ngi
koy xeexal clientam bi di René Capain Bassène ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu téye leen ci biir kaso bi nga xam ne njëkk nañ ko rejeté mooy bi nga xam ne dugal na ko ci fa nga xam ne nag mooy tribunal bu grande instance bu Ziguinchor avocat bi nag ñu ngi yëgal ni xeex bi jeexagul ndaxte ay fan ñuy dëgmal fas nañoo yéene dugal beneen demande de mise en liberté provisoire bi nga xam ne dina sukkandiku ci nga xam ne tudd na ko mu jëm ci wàllu irrégularité ñu nemmeeku ci l'enquête bi ñu fàttali rek ne massacre bu Boffa Bayotte moo ngi amee juróom-benni fan ci weeru janvier ci atum 2018 fukk ak ñeenti doomu aadama nag seen bakkan jotoon ci rot waa section recherche bu gendarmerie ginnaaw bu ñu ubbee enquête ci mbir mu doy waar woowee jotoon nañu teg loxo lu weesu ñaari fukki nit ci jamono jooju ba léegi rek ñu ngay xaar ñu attee leen Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. am nañu takk léegi ci plan décennal lutte contre les inondations ñaata ci koppar ñoo ca dem ci koppar yi ñu ko nattaloon jot nañu caa dugal juróomi téeméer ak juróom-benn ci ay milliards ci suñuy koppar liggéey bak la ñu ca doon séntu nee nañu téeméer buñ ca waroon a def ca liggéey ba juróom-benn fukk ak juróom-benn yéen def nañu ko ca loolee nag di résultat yi nga xamante ne ji kon moom lañu amandee gum ci liggéey yi ñeel plan décennal lutte contre inondation di programme bu ñu teg ngir xeexe ko waame gi ci réew mi ki jiite mouvement zéro inondation gis ne résultat yi mënoon na fee gën a ñoŋ Abdou Samad Diouf lay wuyo sàkku na ci koppar yi nga xamante ne ji kon dañ ko war a dugal ci inondation yi ñu audité ko xam lu ca nekk fan la ñu ko dugal ñu deewlu ko ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. su nekkee da nga am un programme décennal boo xam ne yaa ngi ko def pour fukki at léegi nga dawal juróom-ñetti at war nga def bilan à mi-parcours mais su fekkee nag ne yow def nga ne jàpp nga ne am nga 66% ci taux d'exécution bi man dama jàpp ne kon tey si 750 milliards yi ñu waxoon 500 milliards yooyu pour man tey dañ doon xaar 80% ba 90% ci résultat mais tey bu ñu ne 66% damay gis ne kon am na si côté yoo xam ne kon sooxe am na fa parce que bu ñu waxee dëgg aussi ñun dañu ne am na ay côté yoo xam ne gis nañ fa ay amélioration mooy fu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw fu mel ni Yeumbeul Nord fu mel ni Guinaw Rail yooyu yëpp gis nañ ne vraiment état am na lu mu fa def mais boo ñëwee commune bu mel ni Diamaguène Sicap Mbao da ngay gis ba tey ne problème bi mën nga fa des problème mu assainissement problème mu canalisation ni ñu posé ba tey ni ñu continuer def ay pompage donc ak Kër Massar dañu ñaan état ci li nga xam ne moo des ci programme décennal bi mu seet naka la ci mën a taxawee ci 2 ans yi def mais aussi ñu fexe auditer li nga xam ne moom mooy mbir mi parce que man toujours damay insister ci lu mel noonu parce que mënuma comprendre état jël moyens yu toll noonu def ko ci askan bi te ba tey ñu gis ay problèmes yoo xam ne mi ñu des ba léegi donc loolu moom moo tax donc may ñaan que ne état bi nañ auditer li nga xam ne mooy le problème des inondations. Et j'insiste à chaque fois, parce que quoi qu'on puisse dire, l'État a fourni des moyens colossaux, mais le résultat n'a pas encore satisfaisant parce que il y a des communes qui ont un problème. Abdou Samad Diouf njiital mouvement zéro inondation. bëccëgu tey gii mooy bëccëg gi ñu jagleel raxasi loxo ci àdduna bi yëpp di journée mondiale lavage des mains waaye mbir la moom ku dem ci géej waaye quartier Las Palmas di ko fa wax daanaka da nga leen di yokk xol bu jeex sabab li moo di amum ndox lu leen tëla danañu toog bëccëg bésub la mu duñu gisum ndox ma ñuy am akas néew guddi la robinet yi di ibbi te ndox maak na muy génnee ci robinet yi ne la ko yàlla nëbb la gën a yokk seen xol bu jeex nag mooy facture ndox moom bu ñëw gën a seer sa morom tàng jër lay def mu di lool mitti na leen ba fu mitti yem ca nañu ko waxee ci biir reportage Salif Sow ko def ca foofa. naaj bi saf la teel a def ci subab tey gii ci quartier HLM Las Palmas maam Rokka ya ay loxoom la tàbbal noonu ci benn siwo di ko raxas heure bu jaayee ba noppi nii lay def moom mooy jaay jën fii ci gox bile nee na jafe-jafe dëgg la am ngir mën a am ndox saa su ne. chef de quartier bi mooy woo oto ndox yi ñuy ñëw di nu may ndox ba yenn saa yi nu toog ay fan duñu am ndox dañuy wër ba sonn oto bi bu ñëwee dèjà ñii dañuy am ñii duñu am mu am ay coow jigéen ñi raag bi jolli. kii mujjee wax ngeen dégg ko ak beneen soxna boo xamante ni ñu ngi doon déglu waxtaan wi lee daal tey tàbbal seeni baat ñoom seetlu nañ ne at mi yëpp daa nekkoon tokk ndox du génn ci robinet yi bu fekkente ni bëccëg dafa jot. ay xaaju guddi dañuy am ndox. boo jëmul 4 heures du matin doo am ndox. moonte fi ñu taxaw di wax ñu ngi fay seen ca wàll benn château d'eau foo xamante ni dañ fay def ndox mu tiim quartier bi. gis nga nu ñu jegee château d'eau waaye ñun dépendre ñu ci château d'eau bi. la mu jur ci jafe-jafe tar na def ñoom ñile ngir ñu mën a am ndox niñ ko bëggee saa su ne dañuy jënd. fay borom ay 2000 ba 3000 boo def la doo am ndox moom. sareeti rootal ñu ñëw soog a am ndox. nu ñu waxandoowee ci jëndum ndox bi la ñu waxandoowee it ci facture ndox yi leen di indil nee ñu saf sàpp la def te sax yokku na yokk boo xamante ni tey na seenub xel. day cher day mel ne robinet coupé wul. mooy yow li ñuy fay ci facture démb rek ñu def presque 50 000 lañu. waaw xoolal lool yow man 40 et quelques mille. xaalis boobee yépp ñu génne teewul mënuñoo am ndox ñi ñu ko bëggee ñàkkum ndox bi nag juróon na leen jafe-jafe rawatina ci jamonoy mbas mii ñu ne di coronavirus te saa su ne ñuy dégg
léegi Géejawaay di ami kaa. jamono ji fi mu toll daa laaj set. Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. njiital office national assainissement di Lansana Gagny Sakho andi na kàddu yi leeral ki tontu jëm ci toogaanu xultu bi nga xam ne askan wa yeewoo ca Caaroy Géej amal na ko naka démb ngir doon sàkku ci beeda an ba ñuy defaraat ñu boole ci seen diwaan googee Lansana Gagny Sakho di xam ne ñoo ngi koy waxtaane ak fondation droit à la ville waaye nag na leer mbiri Caaroy Géej bokkul ci programme bi jëm ci réhabilitation beeda an ñu déglu ko moom Lansana Gagny Sakho ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. projet beeda an li ko njëkk a yëkkati mooy assainissement du ñoom rek ñu am problème assainissement am na Caaroy am na Mbao également am na Hann te Mbao la gën a tar et dans le cadre du projet de la baie de Hann assainissement bi ñu ko jël en charge. Par contre restructuration dans le cadre de la restructuration des quartiers de Hann Bel-Air et de Petit Mbao Union européenne moo ko financé ak fondation droit à la ville dëgg la Caaroy bokk ci woon comme quartier yu bëri dañu soxla restructuration muy Cambérène dafa soxla restructuration muy Yoff dafa soxla restructuration moom même Bargny quartier li bu yoon dañu soxla restructuration ndax ni ñu dëkkee. Pour Caaroy en particulier nous sommes en train de parler ak le maire ci boppam de la fondation droit à la ville pour voir naka la ñu mën a defee restructuration mais loolu pour mën a am ñaari yëf la benn koppar bi taxaw benn bi mooy restructuration quartier du ñuy def ci benn fan na jël au moins juróom benni at pour mu mën a sotti ñuy comme financé waxtaan ak fondation droit à la ville bu dee koppar am na te mu nekk li nga xam ne dafa bokk ci ligne ci objectif yi nañ ko def mais bu dee koppar am foog ñu wuti ko def ko ci yàlla àndee. njiital office national assainissement di Lansana Gagny Sakho rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. woppi coronavirus jeeg tolluwaay gi ci réew mi jéego yi mu def baaboog ni mu tëddee ci 24 heures yi ñu génn seet nañu ne am nañu fukki cas ak juróom-ñaar ci fukki cas ak juróom-ñaar yooyee juróomi cas yi ay cas importé lañu seeni borom ñoo nga feeñee ci aéroport Blaise Diagne am na juróom-ñaari cas yoo xam ne ci transmission communautaire maanaam wopp ji ñi leen ko wàll xamuñu kon ana fan la jóge loolee mooy li nga xamante ne ji mën nañu ko nangoo ci bilan tay bile. tey jiit xëy nañu am ndaje moo xamante ne ji la ñu ca doon waxtaane mi ngi jëm ci wàllu constitution bi Mohamed Ali Mouba. lien diggante constitution ak Covid-19 boo xoolul bu baax doo ko gis waaye nag kii di professeur Abdou Aziz Kébé nekk agrégé de droit public ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nee na am na ndaxte président de la république dafa jaar ci constitution bi ngir instaurer état d'urgence ci Covid-19 bi. suñu constitution moom la ñu utiliser pour xeex mbas mi. waaye nag tey jii nee na constitution bi ci fànn yu bëri ci wàllu woowule dafa xaw a tardé foog ñu xoolaat ko. teggaat ko ci yenn yi ngir mu mën a jouer rôle bi ñuy xaar ci moom ci wàllu woowu lay. li ñu jàpp de mooy bu ñu xoolee jamono ni muy dox li ñu war a def rek mooy def lépp ba changé waat ko dugal état d'urgence sanitaire changé constitution bi mooy tax ñun ñu mën a encadrer pouvoir yi président am parce que pouvoir li mu am boo ko comparé constitution yu bëri da ngay xam ne suñu président dafa pouvoir ci wàllu régime d'exception yi moom rek moo mën a proclamer l'état d'urgence woo gars yi ñu ñëw waaye boo neexoon mu vraiment yem ci loolu. moo tax yeneen dëkk yi dañ naan pour déclarer état d'urgence da ngay consulter obligatoirement exécutif consulter législatif consulter juge bi boo ko deful moo déclarer état d'urgence. il faut ñu am ay réformes aussi suñu loi d'habilitation yi parce que andi woon na coow la loi d'habilitation bi président da cee bëgg a profité loi d'habilitation bi leerul wax jooju li ko wund rek mooy ni ñu ko tëggee suñu constitution moo des te naa tëggi nii 63 la ñuy moo fi ne. tëggaat ko dépouiller ko ci lépp loo xamante ni daanaka day salfaañee ak yelleef doomu aadama renforcer démocratie bi su ko defee ñu bañ a bàyyi rek lépp ci loxo président de la république ndaxte tey jii professeur bi nee na bu état d'urgence buñ ko waree décréter président de la république mun na nekk fu mu nekk jël dogal ci wàllu woowule. waxtaanee collectif gi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yi ci école formation ci wàllu wér-gi-yaram maire ba futt la ñu def ki ñu mere moo di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ndax nee nañu ni muy doxalee manum lëmm ci ëpp maanaam lu muy def du leen ci sóoraale boppam rek la ciy jiital ak waxtaan du ca am mu di lool ñi ngi koy ñaawlu sabab nag ñu fas yéene amal ab doxub ñaxtu waaye it benn géréw boo xamante ne ji fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci la ñu ko fas yéene def ngir wane ne ni Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé di doxalee ñoom ànduñu ci Maïssa Diouf moo amee seen kaddu ñu déglu ko ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci jamono juñ doon amal ab janook taskatu xabaar yi tey ji ci suba ñu déglu ko ak Salima Taw
Maïssa Diouf di porte-parole collectif gi ëmb enseignant yi ci école de formation ci wàllu santé tey jii ñu doon amal ab janook taskatu xabaar yi ngir di ñaawlu kii di Abdoulaye Diouf Sarr ak ni muy doxalee ci fànn woowee daal gis nañu ne da cay demee maanaam lëmm loolee nag ñu di ko ñaawlu ba tax ñu fas yéene amal ab doxub ñaxtu waaye gerew fukki fan ak ñett ci weeru novembre gii ñu dëdmal ñu teewlu kàddu yu Maïssa Diouf. dañoo daje pour attirer attention président de la ak opinion bi que Abdoulaye Diouf Sarr ni mu commencé yore ministère de la santé surtout formation bi ñun enseignants yi rafetluwuñu ko te kenn rafetluwuñu ko gestion daal jàpp na ne moom dong moo man moom dong moo xam du ci boole benn acteur mënoon ñëw ne damay changer organisation école bi ak fonctionnement bi te boolewoo ci jàngalekat yi boolewoo ci administration bi loolu nañ ne duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg Abdoulaye Diouf Sarr na ko président de la République arrêté sinon bu ko arrêté dina yàq formation bi fii ci Sénégal en complicité ak yeneen syndicat li mu def mooy ne da ngay changer décret école bi te waa école bi yëguñu administration bi yëgul jàngalekat yi yëguñu ne da nga fiy indi yeneen diplôme yu bees te diplôme yooyu amul fenn ci Afrique amul fenn ci àdduna bi mooy diplôme administrateur de soins fii ñetti diplôme moo fi am licence master doctorat fekk Abdoulaye Diouf Sarr nag dafa jàpp ne moom ñi ko jiitu woon ci ministère bi li ñu def lépp baaxul loolu mi ngi nax boppam duñ nangu mu jël suñu école bi di ko def pour régler des comptes ici du fu ñuy régler ay comptes dañ ne la moromam yi defan ba tënk ko ci këyit na ko appliquer mais bu fekkee dafa bëgg ñu andi leneen lu bees na xam ne moom ak ñooñu ñooy ñëw fii jàngale mais ñun duñ jàngale ay diplôme administrateur de soins ba tax na kon dañuy organiser marche le 13 INDSS ba ministère de la santé pour ñaawlu jëfin yooyu nga xam ne ñu ngi ko def di ministère de la santé loolu nga xam ne dañ koy def pour nërmeel école yi parce que fii daaw ab étudiant xaw na fee dee bu ñu gaaw a continuer dee loolu nag nañuy bañaan mu amaat fi te ne xam ne nag Diouf Sarr bu loolu amee moom donc mooy responsable li nga xam ne moo xew suñu établissement yi parce que moom moo bëgg yàq suñu formation. SODAV di kër gu sampee ci réew mi ngir de saytu li ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan di xeltu ba mu mun leen a jural njariñ waaye taxawu leen ak audité dik càmbar jëm ci ni muy doxee ci bànqaasam na ko ne ci wàllu kam loolee lu war a jaadu la tey luy am la mu di lool ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu aada ak cosaan ñu bari ci ñoom rafetlu nañu ko kenn ca ñoom di Idrissa Diop bokk ci collectif say wi gis ne dana tax sax kon mu mën a jur leneen ni ngëneel ci woowile wàll soxna Naata Mbaye def ci taxaw seetlu. Ali Bathily mi jiite SODAV nee na lii lu ñu doon xaar la mu cay dolli ni ba ñu taxawalee société boobule ba léegi ñu ngi def seen kéem kàttan ngir jàppale ñiy yëngu ci cosaan ak aada kon nag càmbar boobule njiitu réew mi bëgg ak ñu taxawal commission permanente contrôle société de gestion collective lu war la. suñ la dénkee dara faaw ñu càmbar ko aussi wàllum commission bi nag kooku loi bi moo waxoon dafa war a am. commission boobu tamit SODAV yàkkamti ko woon lool parce que mi ngi def liggéey bu am solo jëlee ci société boo xam ne bañ ko koy jox dara amu ci yéegal ko ci société yu gën a kawe ci Afrique ñu ràññu ko ci àdduna yëpp mais nag commission boobu su ñëwee ba def liggéeyam ba gis ne lii ñuy wax am na dëgg la su boobaa da koy gën a jox valeur am da koy gën a jox gëddam. commission bi nar a am lu toll ci juróomi membre daanaka li muy wund mooy fexe ba gën a dëgëral dispositif bi fi nekkoon ba noppi waaye it fexe ba jàmm am ci secteur bi. gën a leeral liggéey bi gën a wone charte yi ñuy liggéeyee mooy charte yu nekk ci yoon wone ne nguur gi soriwul ñu ngi xool ñii lu ñuy liggéey su boobaa suñu présenté te un rapport wala présenté suñuy compte kenn du ci am lu muy laam-laamee bien que ne déjà amoon na contrôle bu amoon en amont bii tamit su ñëwee day doon un contrôle en aval mu gën a firnde nit ñi rek que SODAV du société bu ñu créé rek bàyyi ko noonu rek muy kii nit ñi di def du leen neex wala loolu et su boobaa yaakaar naa ne nag xel yi danañu dal vraiment nit ñi gën a mun a consacré wu ci liggéey bi ñu gën a mayante jàmm. ay acteurs culturels dajaloo ci benn collectif bu ñu naan say wi ñoom yàgg nañoo bëgg ab coppite ak décision bi njiitu réew mi jël nag nee nañu dafay tax ba ñu gën a xam solo taxawu cosaan ak aada fii ci réew mi Idrissa Diop moom moo jiite say wi. affaire bi du affaire u xeexu individu benn nit wala ciblé ay tour wala ciblé ay nun li ñuy ciblé mooy benn système culture bi la ñu war a càmbaraat xoolaat ko. mettre ko dans des mains de gens experts de vraiment di kontaan ci li président Macky Sall def posé comme acte démb ne bon la ñu càmbaraat affaire SODAV problème bi du SODAV rek c'est la SODAV c'est la culture maanaam aada ak cosaanu réew mi yëpp Sénégal nga xam ne ñun ñoo ko bokk foog ñu waxtaane ko aussi. léegi nag état bi moom moo war a wax kañ la ñuy taxawal commission boobule ak it liggéeyu càmbar bi foofule ci SODAV kañ lay door. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM
xibaar yu wér te wóor. carrière politique gu Moustapha Cissé Lo nekk ci jafe-jafe loolee ginnaaw bi nga xamante ne ji kon dàqe nañu ko ci APR dàqe ko ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bi ci mujj di ndombal tànk bu mu amoon ci assemblée nationale premier vice-président assemblée nationale démb ñu tekkee ko ci moom fa nga xam ne fa la fekk baax mu di ca diwaanu Touba lu jëm ci ak ëllëgëm ci wàllu politique ñu bari gis nañu cay ñaaxo rawatina ndaw ñu yëngu ci wàllu politique foofe am na ñenn ñu ca Mariama Diop tàllal micro. Medoune Diouf coordonnateur adjoint de la COJER Touba. Moustapha Cissé Lo lu mu dee nekk nit koo xam ne franchement marqué na histoire politique nationale bi rawatina ci département de Mbacké beneen bi ci topp mooy même suñu xamee ne Moustapha Cissé Lo wooteetul fii ci département de Mbacké waaye am na ñoo xam ne tey ci Moustapha Cissé Lo la ñu gëm te ñoo ngi ci biir parti bi te tey nekk nañ ay jeunes yoo xam ne guddeeg bëccëg dañuy xeex pour Moustapha Cissé Lo ak parti bi ñu am ndam ñoo ngi lancé appel président Macky Sall ak direction du parti bi ñu delloo seen xel parce que tey gis nañ ne am nañ benn dérive bu am wax dëgg fa yàlla mënoon nañoo wax ak moom ñoo ngi koy wax ne ñun lu ñu gën a bëgg fii ci Touba mooy yokkal ñu suñu ndomboy tànk waaye du wàññi ñu suñu li nga xam ne moom lañ jotoon a am comme responsabilité. Pape Maguette Diawara bu coalition Madické 2019 Touba président Macky Sall lépp loo xam ne si président Cissé Lo def nañ ko ci biir APR rek dafa fekk mu neex président Macky Sall ndax président Macky Sall ku ne xam na ne parti bi di Alliance pour la République partem la moom moo ko moom mooy buur mooy bummi kon tey jii li nga xam ne si moo dal ñu président Cissé Lo moom damay jàpp ne moom daf ci ànd li ma gëm nag mooy président Cissé Lo warutoon a am ak APR benn négociation lu dul jamono yi ñu toll mu jéem a taxawal am ay nitam yoo xam ne si bu leen woowoon da doon ko fekk ci li mu nekk moo xam mouvement lay créer wala lu muy def waajal échéance yii di ñëw ndax moom au niveau national rek lay wax ne mairie Dakar mais li ma gëm mooy conseil départemental de Mbacké ni moromam yëpp amee ambition ne dañ ko bëgg a jiite moom noonu la war a amee ambition. Mor Sarr secrétaire général UTEL Touba bu mu mënee wax ne Kaaw Cissé Lo pour mu jógaat ci département Mbacké biñ ko mën nañ ne biñ ko dàqee assemblée dana jafe lool ci département Mbacké parce que bi mu nekkee ci kaw mënoon lépp yomboon ko jeunes yi ko jege woon yépp wala jeune Touba d'une manière générale sentiruñ Cissé Lo parce que ñi ko jege woon ñu ci bëri ay jeunes lañu woon dañu bëri amuñu liggéey ba léegi ñoo ngi nekk ci dëkk bi ñaareel bi tamit aussi toxal bi mu toxal lieu de votam jëme ko Dakar aussi loolu tamit dana jafe ci moom pour mu dekki waat ci département Mbacké bi. waa Pastef di ñooñu Ousmane Sonko yi indi kàddu yu tontu jëme ci li Cheikh Issa Sall wax démb ci ne Ousmane Sonko ba muy wut audience di gisee ak Mansour Faye li mu bëggoon mooy mu yóbbu ko ci président de la République ngir mu ñaanal njëkk kii Tahibou Ndiaye mi doon am lante ak yoon waa Pastef lu wax joojee ay ree la leen def ndax nee nañu Cheikh Issa Sall mi ko wax du nit ku wér kook ay waxam jar naa gëm Ousseynou Ly kon bokk ci secrétariat national bu gàll wàllu communication ci parti Pastef les Patriotes moo ko xamle tey jii moo ne woon ganu RFM matin ñu teewluy kàddoom. Cheikh Issa Sall moo nekkoon secrétaire généralu Mansour Faye bi mu nekkee direction générale à la protection civile et à la solidarité nationale. Cheikh Issa Sall ma fàttali leen pour ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu. c'est le premier magistrat bi nga xam ni comité de juridiction de la cour des comptes dafa def communiqué dal ci moom ne magistrat bu hors la loi la ça c'était en 2016. ki nga xam ni nag ci wàllu fonction mënta respecter li nga xam ni moo di yoon charte yi nga xam ni moo tegu ci kawam te tënku ko ci liggéeyam kooku noonu bu ñu yaakaar benn yoon que ni mën na andi am probité morale intellectuelle buy mën a tax mu andi comportement ci wàllu jëflante politique wala adversité li nga xam ne mën na ko tëral ci yoon kooku noonu moo wax démb te foog sénégalais yi xam ko. tuuma yi ci Ousmane Sonko mi doon bëgg a gisee Macky Sall ci kàddoom ne mbiru Tahibou Ndiaye la bëggoon làqati tuuma yooyu lañ wax est-ce que indiwul jiixi jaaxa seen xel. ci wàllu audience boobu ndax ñoom fi ñu daanelee ñun xamoon nañ ni fa lañ jëm ndax boo nekkee ci géopolitique nit da ngay faggu da ngay ñàkk sa bopp te président Ousmane Sonko dafa ñàkk boppam. bu ngeen ñëwee ci premier texte bi nga xam ni moom la publier foofu lim leen wax dafa leer bi Mansour génnee daf leen ne wax leen journalistes yi maa ngi leen ñaan ci seen ténacité na leen Mansour Faye wax objet audience boobu noonu mu wax ni que ñoom ñaar am nañ ko objet audience boobu noonu lan la te yaakaar naa fañ nekkoon ba tey juguñu fa donc kaddu Cheikh Issa Sall nag moom comme ni mu ko wax un magistrat hors la loi mënuñu jox benn crédibilité kaddoom.
RFM bitim réew. ñun ñu jox kàddu gi Georges Déthié Diop ngir ànd ak moom ci xibaaru biti réew yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média doore ko mbirum Thomas Sankara ndem si yàlla fanweeri at ak ñett ci at mi ba ñu ko boomee ak moom ba léegi dossier ay mbiram dafa am lu ca yees. ñu ngi ko faat fukki fan ak juróom ci weeru octobre 1987 tey gi dossier bi bouclé nañ ko ay kilifa yu bëri ca jamono jooju bokk ca njiitu réew ma woon Blaise Compaoré ak général Gilbert Diendéré ñoom ñu ne dañ leen war a topp ci kanamu chambre de contrôle bu tribunal militaire ci wàllu woowee ñu déglu kenn ci avocat yu njabootu Thomas Sankara di maître Benewende Sankara jokkoon nañu ak moom ca Ouagadougou. Je dois vous dire avec. damay wax rek ne am nañu kontante jamono ji fi dossier bi toll ndax am nañ ab ordonnance renvoi goo xamante ne nag moom la ñu daal di jagleel ci chambre contrôle tribunal militaire bi loolee nag muy firndeel ne juge d'instruction bi moom nag daal di ne mujj boucler dossier bi nga xam ne moo nekkoon ci instruction ba pare nag fas yéene naa topp ñenn ci ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi bokkoon ci régime yi ñu weesu ku ci mel ne ki fi nekkoon njiitu réew di Blaise Compaoré moom mi nga xam ne jamono ji nag ma nga daw làqu foofu ca Côte d'Ivoire ak général Gilbert Diendéré ak ñeneen ci ñoo xamante ne ñu ngi bokk ci régime Compaoré moo xam tam ak ay militaires yoo xamante ne jege woon nañu ko loolu li may leeral rek ci dossier bi mooy daanaka askan bu bari ñu ngi koy xaar foofee ca Burkina waaye itam ak réewu Afrique yi avocat yi ñoom nag ñoo xam ñi layal ñi ñu topp wala sax partie civile bi ñoom nag bëgg nañ ñu daal di amal procès boo xamante ne lépp dafay leer daal di tënku ci li ñu naan normes internationaux yi lée loolu nag xëy na moo daal di waral yéex-yéex yi ci daanaka tolluwaayug njombe yooyu nga xam ne amaloon nañ ko ci atum 1987. ay ca ñu dem réew Mali. ay ca foofee tey jii dañoo xëy jël ñetti fan yoo xam ne nee nañu deuil national waaye alxames la ñu koy tàmbali. noonee bu tey gii nii loolee gannaaw cong gi nga xamante ne amoon na talaata gi ñu wees suñu songoon ab camp militaire ca Sokoro attaque googee nag defoon ay victimes civiles ak i militaire civils yaa ngi toll woon ci fukk ak ñaar naka noonu itam gën kaa tuuti fukki militaire ak ñaar lañ ca faatoon double attaque googu nag am ay fan gannaaw bi ñu bàyyee ñeent ci ay otage bokk ci njiital kuje gi di Soumaïla Cissé ak humanitaire française bi di Sophie Petronet ak ñaari doom yi cosaanoo ca Italie. ñu dem ci réewum Côte d'Ivoire ak campagne électorale bañ fa tàmbali waaye dafa mel ni ci fitna la nar a amee. yëngu-yëngu ba daal neexul. waaw yëngu-yëngu yi nag jamono ji taxu ko demee noonu taxar naa seegul waaye CEI woote na campagne bi ànd ak dal ay manifester ñu nemeeku ko tey ci suba ci yenn dëkk yi nekk ca sudug dëkk ga ñu déglu wooteeg ki nga xamante ne moo di njiital CEI bi maanaam ñi yor wàllu élection di Ibrahima Koulibaly. La campagne électorale officielle. campagne électorale bi danañ ko daal di door niki tey jii ci bu minuit jotee yëf yi nag dina durer 2 semaines laata ñu koy dakkal ñaari fan laata ñuy amal li nga xam te ne daal moo di vote bi. commission électorale indépendante bi nag moom liggéeyam dana ko def ci nu mu waree maanaam daal mu ngay souhaiter bépp candidat bonne chance ci campagne bi rax ci dool yi tamit li nga xam te mooy lu ñu war ci suñu diggante ak autorité yeeg télé yeeg rajo yi dañ ko def ba ku ci nekk daal la nga jot a def ci sa campagne bi daal di ko teg du am benn sikki sàkk du am benn xuloo du am benn werante kon boog ci loolu lañ ne. de la campagne et au respect des dispositions légales. Cheikh Tidiane Diagne moo nekkoon ci tekki gi jàpp leen ni élection présidentielle ba ca Côte d'Ivoire fanweeri fan ak benn ci weeru octobre lay doon ñeenti mbër nag ñoo cay bokk di Alassane Ouattara ka fa nekkoon ay jamono njiitu réew di Henri Konan Bédié ak Pascal Affi-N'Guessan bu FPI ak député ba woon Kouadio Konan Bertin. woppi coronavirus ji ak la mu jur ci réewum France dañu ne dafa am ay kilifa yoo xamante ne ji dañ leen a perquisitionné. bokk na ci kër ak bureau bu ministre de la santé Olivier Véran tey ci suba la woon ci ab enquête bi nga xamante ne wala information judiciaire bi nga xamante ne ubbi nañ ko ti ñu saytoo woon crise sanitaire boobu yeneen perquisition am na ci këru yeneen i nit ñi nekkoon ca gouvernement bi ay jamono bokk na ci premier ministre ba woon di Édouard Philippe Agnès Buzyn ak Sibeth Ndiaye këruk directeur général de la santé Jérôme
Salomon ak bu directrice générale de la santé publique France perquisitionné nañ leen itam ab information judiciaire boobee nag ñu ngi ko ubbi ci juróom-ñaari fan ci weeru juillet gi ñu weesu ci wàllug crise boobee di Covid bi dénk ko nag ñii di commission d'instruction bu cour de justice de la République bi nga xamante ne moom rek moo am sañ-sañ topp ay ministre ñu tënkee ko rek ni juróom-ñeent fukki plainte lañ ñu teg ci taabalugu CJR juróom-ñeent fukki plainte ci ndoduk ay ministre maa ngi lay gërëm bu baax a baax El Hadji Georges Déthié Diop jërëjëf. RFM Sport. ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ci wàllu tàggat yaram maa ngi lay nuyu Cheikh. maa ngi lay fay Maodo Mohamed Ndiaye. wàllu volleyball la ñu koy doore ak ay président club yoo xam ne bëgg nañu ñu amal ab assemblée générale bu fédération bi ŋànk wàllu volleyball. waaw nee nañu ñeenti at ngi nii ñuy xaarandi ñu daal di amal googule assemblée générale ngir tegaat fa beneen bureau bu bees waaye Fouras def nañu lu ne nag bind nañu yuuxu nañu def nañu lu ne waaye yëf yi ba tey sottiwul loolu nag moo di kaddu Gérard Sambou moom nga xamante ni moom moo di président bu centre Fayda bu Dakar doon itam porte parole bu président club yooyu nga xam dañuy yëngu ci wàllu volley ñu déglu ko ci yaatal. Depuis 4 ans, parce que l'Assemblée générale Fédération sénégalaise de volleyball depuis 4 ans dañuy def donc 4 ans yi comité directeur normalement waroon nañu réunir chaque année ñetti yoon mais gis nañu que comité directeur bi depuis assemblée bu passé de 4 ans ba léegi réunir léegi au niveau fédéral président club yi yëpp ñun dañu réunir pour ñu les fédérations sénégalaises de volleyball que dañu bëgg renouvellement suñu fédération parce que mandat bi jeex na alors ñu bind lettre fédération sénégalaise de volleyball ba léegi fédération sénégalaise de volleyball tontu ñu te dañuy bàyyi yoon benn échéance bi mooy dañu bàyyi échéance bi de 11 passé pour def assemblée générale mais fédération sénégalaise de volleyball répondre ñu alors si mépris bu fédération sénégalaise de volleyball léegi ñu ne vraiment monsieur Ndoye bëggul ñun ñu avancer si suñu discipline bi léegi je pense que étape supérieure bi ñuy def parce que envoyé nañu ministère benn courrier boo xam ne pour informer leen si lettre bi ñu bind fédération sénégalaise de volleyball léegi dañu avancer pour mais il faudrait que léegi ñu bind benn lettre d'audience au ministre pour que le ministre déglu ñu si lu ñu bëggoon wax ci suñu fédération sénégalaise de volleyball. gannaaw kàddu yooyu nga xamante ni Gérard Sambou daal na ko yëkkati jéem nañoo jokkoo ak njiitu fédération sénégalaise bu volleyball lam ñoo xamal nag moo di fi mu toll ni dafa occupé te ñàkkul ni bu paree ci lu muy yëngu danañu woo ngir daal di kon bokk waxtaan ak ñun ci mbir mi la njaay. basket la ñuy waxtaanee ak nees di def ba mën a am ay basketkat yoo xam ne bu ñu leen gënee tàggat danañu mën a renforcer petite catégorie bi ci wàllu basket. rawatina jigéen ñi toll ci fukki at ak juróom-ñett Sénégal nag di waajal lii di afro basket bi nga xam dañ ko jagle catégorie googule ci atum 2021 lañ koy amal foofule ci Égypte ci yoon googule direction technique nationale direction technique régionale bu Dakar ñi nga doon amal daal campagne de détection de jeunes filles dañ si daal di ànd ak Soda Thiam. région bu Dakar nag daal dinay tàmbali niki démb ab stage ngir daal di xool yan ndaw ñoo mën a bokk ci yi nga xamante ne moom moo di présélection équipe nationale ñeel jigéen yi nga xamante ni seen at mi ngi toll ci fukk ak juróom-ñett ak lu yées loolee nag ngir waajal Afrobasket 2020 gi nga xamante ni ci catégorie boobu la Ousmane Diallo moom mooy kay tàggat U18 ñeel jigéen ñi fii ci Sénégal. ñu def une séance donc on avait 13 filles ñu retenir ci 9 donc y aura une deuxième séance bu ñuy organiser mercredi inchallah 21. gannaaw ñaari séance yi nga xamante ni fii ci Ndakaaru lañ koy amal staff bi dina wutali Thiès ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ngir dajale fa yeneen région yi. donc Thiès dinañu regrouper fii jógee Saint-Louis Louga Kébémer Mbour Nianing Joal Ziguinchor dañuy daje à Thiès pour def beneen journée de détection pour def une présélection foofu. en tant que sélectionneur bu U18 ñeel jigéen ñi moom Ousmane Diallo gis na ni que ni stage yile dina doon lu am solo bu ñu waree def sélection nationale. dañu contacter les directeurs techniques régionaux ku ci nekk région bi mu nekk mu def une détection envoyé ñu 3 à 5 U18 au niveau de la région. Sénégal dafa gëj a participer ci compétition jeunes yi xam nañ que ne dañoo war a participer dans les compétitions des jeunes loolu mooy avenir u basket bi donc fédération engagé wu ci donc ñu leen ci remercier parce que xale yi il faut que ñu compétir à cet âge pour l'avenir du basket. Sénégal nag fas yéene naa bokk ci Afrobasket U18 2020 gi ñeel jigéen yi nga xamante ni ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru décembre lañ ko namm amal ci
Égypte. Sénégal bi mu mujjee participer ci gile compétition atum 2012 la woon boobee sax gaynday ndaw yi ñeel jigéen ñi ñoom ñoo jëloon titre bi fii ci Ndakaaru. Soda Thiam jaajëf Cheikh ñu jeexale ak wàllu football. wàllu football waxtaanee mbiru Moussa Konaté di doomu Sénégal di yëngu ci championnat bu France ak équipe bi di Amiens wàcc ren gi ci wàllu deuxième division ci ay xibaar yi nga xamante ne daal jot nañ ko moo di jamono gi Dijon di club Ligue 1 ña ngay waxtaan ak équipe boobule di Amiens ngir fexe kon bokk nañu jëlaatee kii di Moussa Konaté mu dal di ñëw seen équipe boobule fàtt nag Moussa Konaté moom mu nga ca Amiens te contrat am dana dox ba atum 2021 Ndiaye. Moussa Konaté doomu Mbour. voilà maa ngi lay gërëm bu baax Cheikh. jërëjëf Ndiaye. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen savon créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gunek mbooye xaar ko ci taatu ndaala noone la waa APR doxalee ak seen mbokk mi di Moustapha Cissé Lo Le Quotidien bind ne waa APR séddu nañu ab yóbbal ak Cissé Lo évacué nañ ko mu jàll ne démb ba ñu yeesal bureau assemblée nationale bi dañu caa génnee Cissé Lo ndombal tànk la mu yoroon mu di ndombal tànk premier vice président bu assemblée nationale tekkee nañu ko ci moom takkal ko député Abdou Mbow Le Témoin gis te ne Cissé Lo ma ngay gën di yàqule ndax tëbale nañu ko ci siisu premier vice président bu assemblée nationale Abdou Mbow moo ko wut Walfadjri nañu Abdou Mbow mi ngi gën di jege pale ba ki mu wutu moom Abdou Mbow di Cissé Lo mi ngi wax ci xët mu njëkku Les Échos ne Abdou Mbow sama rakk la ñoo taxawal parti bi mu ne man Cissé Lo aw ma benn problème ak président Macky Sall ñi ma amal problème mooy ñi nekk ci parti bi li koy firndeel mu ne mooy ci màggal gii ñu weesu am na benn ministre bu président Macky yónni ci man ngir mu seetsi ma xamal na waa journal Les Échos ne moom weeru sulet ba léegi mi ngi ko tëdd feebar lenn rek moo ko yitteel guddi yi ñu toll moo di nan la mën a def ba jotaat ak wéram journal Source A nañu li muy wopp moom Moustapha Cissé Lo terewul patt ga mu nekkoon génn na ca ba wax na ci bureau assemblée nationale bu yees bi ñu taxawal démb wax na jëme ci ambition politique am ci réew mi ak li mu xalaat ci mairie bu Ndakaaru nee na jàpp na ne li muy jëm mag moo tax président teggil ko yanu premier vice président bu assemblée nationale mu ne dina jàppale ci lépp lu mu mën ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ba teg leen ci bureau bi mi ngi sant président Macky Sall bu baax a baax mi ngi ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci gisagul dara lu koy wan safaan wi ndax candidat la bëgg a doon ba léegi ca mairie bu Ndakaaru Cissé Lo na fi mu nekk nii moom ak wér moo ko gën a yitteel ci leneen keneen ku ñu nekk ci yoon ngir tëbale ko ci assemblée nationale journal L'Observateur nee nañu moo di honorable député Pape Diop njiital bokk gis-gis li mu doonub député te du jaar mukk ci assemblée nationale moo tax ñu bëgg a sukkandiku ci article 40 ak 105 bu règlement intérieur ngir dàqe ko ci assemblée L'Observateur nañu ak tekkeeteem dara ci wàllu politique moom Pape Diop naruta yomb rawatina bu xoolee ba ñu dàqe ko ci assemblée nationale ñaareel ba di partem bii di bokk gis-gis gisuñu xereñ gu mu wone ci wàllu politique moom mi ko jiite néew na lu ñu koy gis ci média yi baa ñu koy dégg ci lu yitteel askan wi pencum ndawi askan wi di assemblée nationale ke ko jiite di Moustapha Niasse moo nekk ci xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi dañu xamal ne président Moustapha Niasse fippu na ndax ngir bëgg ñu dakkal song ak ŋàññi gi ñu dëkk def assemblée nationale Moustapha Niasse nee na assemblée nationale xam na li ko war bu jotee dina ko def kenn du ko digal baa mu koy wax lu muy def li ñuy def la ñuy def xam nañu li ñu war a def te ñëw ngi koy def ni mu ware journal Le Quotidien nañu waxam joojee moom Moustapha Niasse am na ñu mu yeyul ndax député yi ci assemblée nationale te fare ci kujjig politique gi jàpp nañu ne taxawaay bi waa APR waroon a amee ci mbirum député Alioune Doumbérou Sow taxawaay ba des na Ousseynou Faye bokk ci conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar nañu ci Les Échos député Alioune Doumbérou Sow dañu ko war a dàq te jot na ci président Macky Sall mu taxawaayu njiital conseil départemental bu Saint-Louis di maître Moustapha Mbaye xëy na wax ci L'Observateur kàddu yu mel ne xeme ak keteme ci coalition Benno Bokk Yaakaar la njëkke ŋàññi seeni doxalin jóge ca dal ci ñetteelu mandat bu Macky Sall ba cay xamle ne ñoo ngi duutal pexe wutal Macky Sall ñetteelu mandat ci réew mi parti politique bi mu bokk moom maître Moustapha Mbaye di parti socialiste wax na ci L'Observateur ne parti socialiste du mës a dellu si ci nguur gi maanaam àdduna du yàgg ba parti socialiste di jiiteeti réew mi ak coow li ko lëmbe fan yi yëpp di coowal Mansour Faye ak Ousmane Sonko Le Quotidien nee nañu Cheikh Issa Sall mi ñu ne moo doon dox audience ba wax na démb ci rajo Futurs Médias li taxoon ba Ousmane Sonko demoon seeti Mansour Faye nee na dafa bëggoon mu boole ko président Macky Sall ngir mu ñaanali ko njekk ci mbirum Tahibou Ndiaye ba ñu libéré ko La Tribune nañu Tahibou Ndiaye dellu si waat na ci coow li Cheikh Issa Sall moo ko ci tuddaat li Tribune di laaj moo di Cheikh Issa Sall loolee mu wax ndax doxinu kuy politique la wala ndax dafay dëgg pire général Seck wax na ay dëggam pire ca la xew ca Terme Sud yëral xët mu njëkk Walfadjri moom sem gaa ba woon di général Mamadou Mansour Seck mi ngi dànkaafu gaañi nee na leen dossier Terme Sud nañu góorgóorlu ba bu ñu ko politique nee na leen dossier Terme Sud nañu góorgóorlu ba bu ñu ko politique baa ñu cee def lan luy féewale soldaari réew mi Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen savon créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis.
pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis ci la ñu yegg si nii gis-gis tey ñu ciy waxtaane ci seen xalaat nees mën a def ba woppi coronavirus ji nga xamante ne ji kon mi ngi seetlu nañu mi ngi teggi tànkam ci Sénégal ni mu meloon mu bañ a jékki-jékki rek newaat xës ci kaw nit ñi li tax ñu koy waxtaane mooy gis nañu ne fan yi cas importé yi dafay bari lool ci bilan bi ñuy jot ana nees di def kon ba yëf yi kon bañ a dellu siwaat ak doole ñu waxtaane ko ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention mooy it porte-parole au ministère de la santé ak action sociale jàppandeegul geneen gan gi te di Seydina Aliou Boli spécialiste ci wàllu gestion catastrophe et urgence complexe moom mi ngi ci jokko bi d'accord Seydina Aliou Boli maa ngi lay nuyu. waaw Mamadou maa ngi lay fay di nuyu auditeurs yëpp. ñu seetlu ne coronavirus bi nam meloon ma nga jay dellu gannaaw ndànk-ndànk waaye li xaw a tiital nit ñi mooy ab cas importé moo ko fi dugaloon gis nañ ne fan yi cas importé yi mi ngi gën di bëri ñuy ragal nag maanaam li ñu daloon dalaat ñu mooy jékki-jékki rek bari ci réew mi mu di corona bi ci sa gis-gis fu ñu mën a jaar wala lu ñu mën a moytu bu ñu bañee loolee am. waaw loolu jërëjëf ci question bi d'abord loolu bu ñu ko bëggee prévenir il faut que ñu xool lan moo xew actuellement lan mooy cause li nga xam ne moo waral cas importé yi di gën a bëre temps yi ba am ay jours sax yoo xam ne des fois day gën a bëre cas contact yi wala cas communautaire yi. boobu dafa am benn liggéey boo xam ne suñu wayu nit ñi ngànk riposte Sénégal bi war nañu xoolaat côté boobu bu baax benn mbir moom mën na nekk ci dispositif yi ñuy mettre en place nit ñi bu ñuy embarquer ci ay avion pour ñëw Sénégal ak bu ñuy génn Sénégal gaa moom boobu c'est autre chose c'est pour les autres pays mais ñun kii dugg Sénégal war nañu xoolaat bu baax lii nga xam ne foofu la ñu toll tey comme li ñu am comme moyen nan lañ koy gën a xoolaate ba gën ko jagalaat ba gën a mun a jàpp ci en fait éviter cas yooyu sànq si parti français bi damay citer comme nekk gu fi sama grand frère docteur Ndiaye am na lu mu wax lu am solo mooy soo gisee ñuy gis cas yi bëri ci aéroport bi c'est pas parce que cas yi dañoo gën a bëri nii rek comme ça mais il faut lire ça différemment maanaam c'est parce que dispositif bu Sénégal mettre en place moo tax dañuy gis cas yi c'est-à-dire que moom système de surveillance bu Sénégal bi mooy fonctionner c'est parce que justement dafay fonctionner moo tax ñuy jàpp cas yi xam nga cas yi mënoon nañ dugg rek te duñ ko xam mais comme ñu ngi koy xam déjà c'est une première victoire mais deuxièmement li nga wax yow tamit dëgg la nan la ñuy def ba ñu bañ a am cas yu bëree nii parce que lii moom maanaam ci xeex bi dafa mel ni côté bi moo gën a yomb mais dafa mel ni instant yi nii foofu la ñu gën a am ay défi te li ci tël nit ñi sax mooy li fi dugal wopp ji foofu la jaaree bon xëy na am na différence ndax bii ñoo ngi gisi résultat ba di ko siiwal par contre bi nag daa rëcc ba dugg mais xam nga fu ñu déggee cas importé ci réew mi rek dafay jur tiitaange surtout sax ñuy gën di bëri. exactement c'est-à-dire foofu nag laay wax ni il faut que ñu xoolaat ñaari mbir benn bi mooy kii ñëw bu ñëwee li nga xam ni moom la ñu war a def pour saytu wér-gu-yaram depuis fu mu jógee bay bu muy embarqué ba su débarqué ni ñuy fexe ba contrôle sanitaire yi nga xam ne war nañ ko def bi mu leer ñu ni nit ki kiiwul yorul doomu jàngoro bi wala tamit même bu fekkee ni moom yor na ko te xamu ko mais ñu xamal ko parce que détecté nañ ko grâce ak système surveillance bi dox bi loolu dafa am solo ñu kii ko ñu xoolaat kayit yi ak fi ñuy defee test yi ak nan la ñuy liggéeyee ak compagnie aérienne yi pour que ñu xamal leen bu baax ñun Sénégal lan la ñu teg comme mesure pour que képp kuy jël avion di ñëw fii di nga war a xam fu ngay dem defi test bi c'est pas n'importe où du même n'importe quel docteur et cetera moo lay jox benn papier rek ne la da nga négatif et cetera. Deuxième chose bi am na li nga xam ni ñu ngi koy dégg xaw ma nag ndax mënuma la jox preuve xaw ma ndax dëgg la wala du dëgg mais apparemment y a des pays yoo xam ne boo fay jógee mun nga defarlu ay papier nii rek comme ça yoo xam ne maanaam ay kayit yoo xam ne du kayit yu jóge fu wóor. loolu aussi mën a ñàkk ndax xam nga foo dem moom am nay magu ye ku njuuj njaaj. exactement donc il faudrait que mënee su koo weddi te it mënee su koo confirmer li tax li fekk amuñu ci takk bu wér mais nañ ko bàyyi xel.
dañ ko bàyyi xel parce que boo xoolee ñi tukki ñu bëri xam nañ ko gis nga par exemple carnet de vaccination surtout vaccination fièvre jaune foo dem dañ la koy laaj mais amoon na ay dëkk yoo xam ne du ma leen cité man yàgg naa tukki mais damay dem ci ay dëkk yoo xam ne su ma fàttee sama carnet wala mu réer moom da ngay dem ci aéroport bi sax ngay dem am na nit yoo xam ne ñu ngi taxaw foofu dañ lay defaral benn carnet jox la ko nga ñëw jàll donc c'est des choses yoo xam ne il faut que ñu bàyyi ci xel parce que li ñuy gis ni actuellement ci cas importé vraiment il faut quand même ñu jóg si ndax nit ñooñu bu ñu duggee ci biir dëkk bi après seen i kër la ñuy jëm et foofu laa bëgg a terminer ci question boobu c'est que il faut que encore une fois et loolu la ñu épidémie bi jàngal c'est-à-dire que affaire bi finalement responsabilité individuelle moom mooy première arme de riposte bi ñuy am partout dans le monde tant que amaguñu vaccin wala garab buy faj il faut que nit ñi delluwaat ci responsabilité individuelle nit ku munti doon te en plus yow da ngay xam ni boo ñëwee nga jóge ci dëkk boo xam ne épidémie bi dafa nekk c'est un pays actif maanaam épidémie bi mu fay law fu mel ni France tey par exemple wala États-Unis boo ñëwee dugg Sénégal yow war ngaa déjà xool ni ngay aaree sa famille même boo amagul sa bu dee ñëw nga fii Sénégal sañ defal la test à l'aéroport ou autre le temps ngay jot sa résultat tu dois quand même da nga war a jël ay mesures yoo xam ne da ngay mesures barrières yi xam nañ leen kenn dootu leen fàttali mais pour mën a bañ a éventuellement fagaru daal pour mën a bañ a mooy responsabilité personnelle bi ngay wax. exactement jërëjëf Seydina Alioune Boli maa ngi lay gërëm bu baax a baax docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mi ngi ci waxtaan wi docteur. salaamaaleykum Mohamed maa ngi jéggalu ci. déedéet ñun kay ñoo jéggalu ndax xam nañ ne yitte yi bëri na surtout ci jamono ji waaye day baax sénégalais yi bu ñuy wax ci wopp ji ñu leen di dégg yéen ndax da ngeen leen ci wax loo xam ne bu ñu ca jaaree ñaare daañu ci am ay résultats yu mucc ayib docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ma fàttali ne yaay directeur de la prévention yaay porte-parole du ministère de la santé jamono ji ñuy dégg ay cas coronavirus yoo xam ne ay cas importé la li ñu ko jural yëpp ci cas importé la jógee tax xel yu bari daratul li ñuy ragal mooy ni wopp ji delloo gannaaw mu jékki-jékki rek dikkaat ngir loolu bañ a am yéen yan matuwaay ngeen jël ak it lu ngeen di digal askan wi. jërëjëf Mohamed di nuyu sa auditeur di nuyu aussi docteur Boli moomu doon mu ngi nekkoon ci ligne bi aussi di xamal ne que cas importé yi dafa mos a am xëy na léegi la gën a jolli xëy na waaye dafa mos a am d'ailleurs même le premier cas du Sénégal est un cas importé. dafa jóge bitim réew dugg waaye surtout li ci am solo comme ni nga ko waxee mooy que épidémie bi moo am na mu ngi fii déjà ci Sénégal am na aussi ñi nga xam ne dañuy ñibbisi waaye li ci am solo mooy que ñun jël nañu ay matukaay pour que contrôle sanitaire aux frontières ça a été dañ ko renforcer mun naa wax ne que dañoo jël yeneen agent triple agent yi fa nekkoon ñu ful ko ñette yoon pour renforcer leen ñu nekk ci côté aéroport ak surtout ak port aussi jàppal surtout nag Sénégal laajte képp ki nga xam ne war na ñëw dugg ci Sénégal dafa war a def test Sénégalais yi sax balaa ñuy tukki am na ay réew yi nga xam ne dañoo laaj test donc Sénégal jël ay laboratoire mu ràññee leen 4 laboratoire mu ne ñii ñooy def test képp ki nga xam ne dafa war a génn réew mi ñu xam ne ko fraude mënu ci am képp ku dugg beneen réew te yoroo test yi xamal ne que test yi baaxul Sénégal donc def na taxawaay bu ma sëkk ci côté boobu ci beneen wàll bi Sénégal jëloon na mesure pour que képp kuy dugg si fii nga def test mais loolu bi ñu seetee ne que ba tey nit ñi dañ ciy jaar am na fu ñuy jaar dañoo renforcer mesure boobu ba ministre de la santé et ministre des transports aériens génne nañu circulaire bi nga xam ne génn na actuellement bi gën a bees mooy que kenn mënul dugg Sénégal defoo test Covid négatif bi nga xam ne passewul semaine. kon léegi obligation la loolu moo am. te benn compagnie warula duggal ci avion ngay sénégalais wala ngay keneen ngay dugg fii te defoo test négatif. kon léegi docteur soo ko defee tamit compagnie bi su ñëwee su la indee dafa am daanu yu tegu ci kawam maanaam nit ki su ñëwee am test bi s'il le faut su dee dafa positif su dee dafa war a def test yaa koy fayal test bi su dee dafa positif soo moytul yaa koy yóbbu hôtel nga téye ko foofu donc lu xaw a mel noonu am na ay sanctions yu junj mu ngi ci kayit bi. donc li ci am solo mooy que Sénégal actuellement fi ñu toll nii génnee nañu circulaire nit mënatul dugg ci Sénégal defoo test négatif waaye nag le 1er novembre ci texte bi lay dugg en vigueur loolu mooy que nit ñëpp mun a jël seeni motukaay pour que. balaa donc docteur docteur parce que aussi. test soo jógee ci réew aussi. allo pour nga def ko xëy na da ngay jël. allo docteur xëy na moo tax ñu defee ko noonu mënuñu woon tëb rek ne suba lay commencer loolaa tax. docteur.
allo. allo oui. léegi su ma comprendre à partir du 1er novembre képp kuy jugee ci bitim réew di dugg ci réew mi test négatif Covid 19 obligation la ci yow. obligation la boo ko defulee doo dugg normalement doo dugg ku la indi il est dafa nekk en infraction compagnie bi mënuloo duggal te soo ñëwee aussi mën nañ dañ lay tey wala ñu rapatrier la c'est à la charge de la compagnie. très bien maa ngi lay gërëm ci leeral yooyu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye gërëm leen ci ni nga bokkee ak ñun ci waxtaan wi gërëm it Seydina Aliou Boli mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beek rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Aliou Ba ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital soxna Yacine Pouy ci kanam tuuti danañ leen bàyyi ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yeeg tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm